gisee nii monsieur le maire bu ñu évaluer piste bi nga xamante ni ànd nañ ci di ci liggéey muy piste bi ñu jaar man mii maa ngi fàttaliku léegi mu war a mat ay fukki at mos naa fee ñëw keroog sama oto ci àll bi la ngiroo yàllaa ma sutura waaye kon ci àll bi laay fanaan kon tey su ma dikkee ñu ànd ak maire réaliser benn piste de production su ma ko évaluer ni d'une valeur de 18 millions 714 mille 485 francs kooku soo ko évaluer en termes de piste de production da ngay wax ni liggéey am na ñu réaliser benn case de santé d'une valeur ak investissement à 10 millions réaliser benn centrale solaire pour forage bi di ko ñaan foofu nag monsieur le maire monsieur Serigne Lo may ñaan nga wax maire ni forage bi namm nañu ni puissance bi ñu yokk ko ngir ñu mën fee liggéey loolu dañ ko soxla parce que bu ñu bëggee am 16 mètres cubes heure il faut ñu xool branchement bi naka lañ koy defee gën koo renforcer ngir jeunes yi nekk fii di liggéey am na ñoo fii la ñu bëgg a liggéeyu mbay ndox la ñu soxla ñu ngi ñaan yàlla yow monsieur le maire nga delloo nañ ko si Ousmane soxna si moom comme mi ngi fi yaakaar naa comme ni ñu koy waxee rek comme mooy soxna Awa Gadiagam sëñ bi kon boo demee rek waxal ñu ko sëñ bi monsieur le maire ginnaaw loolu à part forage bi wax nañ fi sànq problème mu électrification bi muy le courant continu muy courant boobu ñuy wax sama aqulaay taala rek tax may wax man ak moom waxtaan nañ si entrepreneur ba ko yor waxtaan naa ak moom defe naa bis may wax ak moom Cheikh Diakhaté fekk na ko ñun ñaar ñuy waxtaan kon am na fuñ ko teg te am nañ ci yaakaar may wax sëñ Cheikh Gueye ni li ngeen bëgg nañ ci toog ñaan yàlla tamit mu yegg ak jàmm nag dafay am mébét am yéene mais yàllaay dogal mais man li ma gis mooy waxtaan nañ ci ba sori nañ ci loolu alhamdulilah ginnaaw loolu am na ay naal muy yoon wii dafa war a jóge fii dem ba Mbéy ak xaalis sarata lépp ñu koy mën a dox fu waaye dem soxla dem yéene yooyu dañu am ci dëkk bi kon suñu jàppalee li nga xam ne mooy projet yi ñu teg ko ci programme local de développement bu commune Chérif Lo am nañu yaakaar ni fii ak ay at commune Chérif Lo dina changer xar kanam te ñun loolu lañ bëgg monsieur le préfet monsieur le maire chers invités bu yoon amee kon dëkkuwaay bi ñu dëkkoon Dakar cosaanoo Mirina ak Thiès dinañ ñemee ñëw dëkk si bu case de santé amee monsieur le maire ci waxtaan bi ñu waxtaan waxuñu case de santé mais poste de santé lañ ko bëgg a def d'ici les 5 années à venir loolu mu nekk léwét boo xam ne bu am solo la nit nag su ngeen di ànd wax fa ngeen di jëm da ngeen am ay illa mën a ay objectif teg ko ci kanam di jéem ñaan yàlla nag mu saafaraw loolu mébét la yoo xam ne naal nañ ko te di ñaan yàlla mu egg ak jàmm honorables invités kon bu ngeen xoolee liñ fi def njort nañ ni bu doon maanaam dañoo nekk ci ab xeex ab xare ñu ni la warloo yëpp ci wàllu ngànnaay yi ya ngay yor ngir wàllu xeex ngir commune Chérif Lo jëm ca kanam rawatina ñaar fukki village yeeg ñett kon yaakaar na ñu ngi ci yoon wi mais maa ngi fàttali monsieur le maire monsieur Serigne Mbacké Lo ni ko yoonu Chérif Moulay bi yoon boo xam ne dañ ko war a yeggale ko defee yoon wi gën a neex ndax ñoom mobilisé nañu juróom benni kaar ñëw fii taxaw fi ngir njariñu askan wi may remercier sama frère Massamba Gueye ak Moulay Lo yàlla na yàlla fay leen monsieur le préfet yaakaar na ñun ñëpp bu ñu boolee suñu doole commune Chérif Lo mën naa jëm ca kanam ñu fàtte suñu bopp xool askan wi. bi may dem 2004 Tivaouane di defi sama formation moo ma doon encouragé sama doom di lakk sama kër du ma am sama kay ku ma ko jox ma mère gedd mu ne ma déedéet doo toog da ngay liggéey ma ne ko man xaw ma dara mu ne ma jànguma dara mu ne ma du jàng fii la ak fii ndax da Olof Njaay dafa wax ni ku yàgg ci teen baat fekk la fa kaña yi mëkk nañ ma fii unku yi daan nañ ma kepp max yi di ma kepp war fakal la macha allah laaj leen ma ko teggil monsieur le maire Ousmane Sarr maire de la commune de Chérif Lo avec les 53 villages ma di ko ñaanal gudd fan ak wér Ousmane Sarr ñëw ñu jàkkaarloo face à face ma ne ko monsieur le maire dama laa fekk fii ci école bi nga di ko miire war fakal la macha allah miire ko ba def ko ñaari bord benn jaar dugatu fa di màtt xale yi waaye nag santé avant tout dama bëgg nga wax ci case de santé bi nga defaral ñu ko ba mu baax indi ñu fi infirmière wala bu ñu am rek baax na case bi daal na dox
te bu doxee ba mu yàgg na nga ko def poste de santé maa wax lii maire man mu ne ma dégg naa baax li nga wax daam bind daama ngi toog loolu doytul ma fekk ko ba bureau di ko bantuwaat ndax man dama bëgg jigéen ñi jóg naa guddi ba tàyyi càng fii xale bi juddu ci biir oto bi ma doon tëral jóg naa nawet muy taw ma ànd ak Kumba Touré doom ja juddu ca kaw sareet ba ñu bëgg a dugg ci kàmb koo xam ni yoonu Njaasaan ngam damal kàmb yàlla def ñu daje genn waay ju doon daw xam naa kooku yàllaa ko indi rek mu ne ma soxna si foo jëm ma ne ko poste de santé bu Njaasaan laa jëm damaa yor malade dafa mujj accouché sax ci yoon bi mu ne ma pax mu nganda ngi nii nga jóg te gisuñu ko woon sax ndam da dem ak sareet bi rek ba tàbbi ci biir Alsaan Cissé moo ma yóbbu woon kon ngeen xam ne man jaar naa fu ne ak malade lu ne gis naa ko waaye nag sant naa yàlla julli ci yonent bi ma dajee Ousmane Sarr ma di ko sant bu baax loolu lépp moo ma ko teggil toi fakal la macha allah ku dugg tey ci case de santé bi amin waaye yàlla na doon poste ku ko xoolaat ko xam ne maire am na lu mu fi def te yemul foofu rek. Monsieur Ousmane Diouf directeur de l'école de Kër Amary Coumba bon gannaaw ba ñu souhaiter la bienvenue aux autorités yi ñëw fii tey Kër Amary Coumba muy le préfet et le maire Ousmane Sarr ak délégation bi mu àndal ñu leen di wax ne daal kontaan nañ ci ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm cant ak gërëm loo xam ne am na partam fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem. Pourquoi? Parce que man mii nekk directeur d'école bi def naa fi 17 ans je suis venu ici en 2004 octobre 2004 à nos jours lu bëri fekk na ma fi ba yàlla def ñi fi jaar ñëpp de am na lu ñu fi def naam mais Ousmane Sarr bi dëgg li mu fi def day jàpp naa ne wax dëgg fa yàlla bu ñu waxantee dëgg te yàlla tax rek kenn def ko fi. Pourquoi? Parce que moom moo clôturé école bi moo ñu fi defal ay toilettes moo ñu fi xëccal tamit ndox bi ñu daal di koy yóbbu ba ca toilette ya kon yooyu réalisation nga xam ne école bi na ma yàlla baal yàlla dafa def muy 100 mètres carrés ku la ko clôturel te école bi daté depuis 1962 à nos jours ñu clôturé ka sous son magistère en 2019 kon lu mën di ko sant di ko gërëm vraiment def na fi ay réalisation yu am solo la ca dolli mooy à chaque fois que bu ñuy def dotation ouverture des classes dotation de la commune de Chérif Lo dana ko andi à temps te quantité bu daa nekk tamit dana doubler ou mu tripler loolu moom mën nañ kaa seede dara yàlla rek tax kon daal xanaa dañuy def rek di ko ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal vraiment sant nañ ko gërëm nañ ko ndax def na ay réalisation yu am solo ci école bi yoo xam ne ñun nous sommes témoins oculaires mi ñu wax sax di def nag benn doléance ba ñaar rek muy benn direction bu ñu bëggoon vraiment c'est une nécessité pour à l'école. Pourquoi? Parce que boo duggee ci classe yi bagage yu école bi yëpp mu ngi sama classe waaw boobu daal mooy doléance bi gën a am solo beneen bi mooy classe ba léegi nga xam ne mooy classe bi fi ñu njëkk construire à l'école bi ñu construire ko en 1962 muy presque la classe mère de l'école. Classe boobu bëggoon naa daal bu ñu mënee dimbali tamit réfectionner ñu ko defal ñu fi benn panneau solaire boo xam ne vraiment dana tax ñuy mën a def yenn liggéey yi nga xam ne dafa laaj affaire numérique loolu daal ñu ngi ko doon ñaan monsieur le maire mu dimbali ñu si te yàlla rek tax ndax tamit école bi wax dëgg mu ngi am avancement mu ngi siy jàpp ni mu ngi siy jàpp macha allah dañ koy ñaanal bu baax rek loolu daal moom lañ doon kii vraiment di sant sama collègue yi ma fi nekkal muy madame Ndiaye monsieur Mbaye ak Oustaz Ndiaye vraiment ñuy jàmbaar loolu jàpp ci liggéey bi ànd ak man si liggéey bi vraiment lépp daal ñu ngi rafetlu vraiment ànd bi ñu ngi rafetlu tamit liggéey bi ñu liggéey ci école bi. On en tient des multigrades nag on est 3 enseignants français plus un arabisant c'est un cycle complet mais n'empêche que vraiment yàlla mu ngi def tamit on fait de bons résultats defe naa les collègues de Chérif Lo dinañu mën a témoigner lii ma wax quoi ñu ngi sant daal monsieur le maire ak délégation bi mu àndal di ko jaajëfal vraiment di ko wax ne merci encore une fois. waalaa wa barakaatuhu ñu ngi tàmbali suñuy kaddu. xam naa kaddu yi du gudd day doon kaddu yu gàtt rek parce que dañuy jox le sous-préfet de Pambal mu dugal ay kaddoom ñu tëj cérémonie bi xam naa ñu ngi commencé suñu kaddu nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu borom dëkk bi di nuyu imam bi di nuyu le sous-préfet de Pambal di Ndiogu Ndong ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm di nuyu le premier adjoint au maire di suñu Baye Serigne Lo di ko nuyu moom it di ko remercier bu baax si taxawaayam
di nuyu le président collectif des chefs de village di Cheikh Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu bu baax madame le maire jiite les amazones de monsieur le maire Ousmane Sarr moom it ñu ngi koy nuyu ak amazones yi mu àndal yëpp bàyyiwuñu kenn di leen remercier bu baax tamit seen taxawaay di nuyu tamit mouvement Miados ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax te seen coordonnateur teewoon fi di monsieur Samba Diop ñu ngi koy nuyu moom ak ñi ngi ko àndal ñëpp a ngi fi xëy na kenn ku nekk bu ñu bëggee jaar sa tur dina xaw a métti mais ñu ngi nuyu ñëpp di gis tamit taxawaayu jigéen ñi ak taxawaayu góor ñi ñu gis ni bisub tey bi tey mën nañ tey ñëpp ñu ngi si derrière monsieur le maire xam naa bi may wax rek mooy ab dëkk yaakaar naa di fii di kër Amary Coumba ñu koy wax Médina monsieur le maire yaakaar naa réalisation yi nga xamante ni moom la fi def war naa doy kenn ku nekk si yéen muy réhabilitation ab case de santé def fi li mu fi war a def lépp miire école boo xamante ni ñu ngi ko créé woon en 1962 di école bi njëkk ci commune Chérif Lo monsieur le maire ñëw miire ko en 2018 loolu di lu rëy mu def fi ay toilettes ci biir def fi réhabilitation case de santé defar forage bi def ay panneaux solaires loolu lépp di ay jéego piste de production baa ngi nii yoon bi ku ne xam na ni ñëwoon kër Amary Coumba yombul woon mais tey gis ngeen tey ñëw kër Amary Coumba nekk na lu yomb trop loolu lépp su amee c'est grâce à monsieur le maire kon ñuy wax rek tous ensemble derrière le maire pour sa réélection à 90% des voix te gis nañ ni góor ñi taxaw nañu jigéen ñi taxaw nañu pour ñu falaat sunu maire ci bopp commune Chérif Lo kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waa kër Amary Coumba ak 23 villages yi nga xamante ni ñoo ne ci tund wi yëpp ni ñoom Massamba Gueye ñoom Moulay Lo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di wax rek ni monsieur le maire amaat na ay projets yu bari ak yéene yu bari bëgg-bëggam mooy case de santé bu kër Amary Coumba bii mu def ko ab poste de santé pourquoi pas war naa mën a nekk monsieur le maire bëgg-bëggam tamit mooy yoon bii dem ba Mbey Yaddu dem ba Kër Mbaye Gueye loolu lépp bokk na ci ay projet am ku ne xam nañ tamit 23 villages yi am dëkk yoo xamante ne ba tey xaw naa enclavé tey fu mel ne tey yoonu Sancu Pire jëm Njàngaan monsieur le maire bëgg-bëggam mooy mu defar ko yoon bu si mel ni jëm Sancu Pire dem ba Ñaaxa Fall bëgg na koo defaraat donc tey ku ne xam nañ tamit tàmbali na yoonu Kër Magay Ndaw dem Kër Demba Ba dina àgg incha allah rabbi ba Serif Penku di dëkk Moulay Lo loolu lépp tey monsieur le maire bu say bëgg-bëggam mooy mu gëndalee piste yëpp ba tey commune bi fépp foo bëgg a dem nga mën faa dem loolu lépp bokk na ci projet yi monsieur le maire xam naa mën nañ see sori lool mais comme temps bi duñ ko may xam naa dañuy gàttal kàddu yi rek dugal sous-préfet di delluwaat di santaat ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. di leen sant di nuyu chef de village yi fi teew jël nuyoo bi teg ko ci loxo Baye Cheikh Fall mu jotal ma ko bépp chef de village teg ko ci loxo monsieur le maire Serigne Lo mu tegal ma ko ci bépp conseiller di nuyu madame la maire mii toog madame Sarr li ñu fi indi mooy installation allo ma ne li ñu fi indi mooy inauguration poste de santé ak installation wu infirmière chef de poste li ma waroon def defe naa madame la matrone def na ko installé na ma agent bi parce que woo na ko bu ñëw fii defe naa du jar ma woowaat ko du dëgg kon ñëpp xam nañu infirmière bi mooy kan gis nañ ko li ko madame yabee tamit noonu laa koy yabee ni ko santé dafa doy waar te képp koo xamante ni nekkoo borom xol bu laabir doo ko mën kon loolu la madame wax loolu laa lay feddali respect ci nit ñi muy respect ci nit ñi. waa sous-préfet nee na loolu mu wax rek loolu la koy dëggalal muy respect ci nit ñi. ni ko maram waxee. ni ko maram waxee. du ma ci yokkaat leneen. nee na du ci yokkaat leneen. sous-préfet nee na du ci yokkaat leneen. allo rajo bi yow. liñ ciy dolli. sous-préfet nee na liñ ciy dolli. visité nañ école bi. nee na visité nañ école bi. te école ak santé. nee na école ak santé. dafa bokk ci compétence transférée. nee na dafa bokk ci compétence transférée. maanaam loo nga xamee ne. mooy li nga xamee ne ci ndoddu maire lañ ko gàll. kon le maire de Chérif Lo comprendre na lan mooy compétence transférée ci loolu def na ci santé ñi ngi ñaan mu yokk ko.
mais biñ ñëwee ci école bi tamit directeur d'école bi am na lu mu ñaan dafa ne am na benn classe boo xam ne benn classe daanaka depuis 1963 la mi ngi bëgg a daanu te daanaka patrimoine la ci moom te bëggul mu daanu mu bëgg koo réfectionner sama kanam la ko waxee c'est mon directeur d'école c'est mon agent ma ne ko may naa la 1 tonne ciment. La présidente des Amazones ni ma teg naa ci 1 tonne ciment kon am na ñaar ak kan Matar Fall nee na ma ci école bi la jàngee ma ne ko da nga ciy teg 1 tonne ciment dama ciy dolliwaat yeneen ñaari tonne ciment dama ne école bi. nee na école bi. yeneen ñaari tonne ciment yi. nee na yeneen ñaari tonne ciment yi. Baye Cheikh Fall moo koy joxe. Alaaji Cheikh Fall mu baax mii moo koy joxe. te teg naa ko ci ndoddu maire. dina ko joxe fii ak le 25. kon école bi am ngeen 5 tonnes ciment. ñaar ñi collectif des chefs de village de Chérif Lo moo joxe 2 tonnes. sous-préfet moo joxe 1 tonne. les Amazones joxe nañ 1 tonne ak Matar Fall muy 5 tonnes en attendant ñi fi jàngee woon nag ba jóge fi nañ ko yëg ni ñi ngi defaraat suñu école fépp ku fi mën a indi benn saako ciment nga indi ko fi loolu rek lay daanelee parce que man santé moo ma ñor ak école te directeur ak enseignant ku leen jàppale rek vraiment du doy lépp lu ñuy def ci xale yi képp ku màgg ëllëg bay jariñee mën na am ñooñu say waajur ngay jariñ mais danga naan sama maître sàngam moo ma daan jàngal te moom loolu rek moo ci ndamam di ñaan tamit ni feebar bi jógu fi masque yi nit ñi bàyyi nañ ko nañ leen demaat ci masque yi. sous-préfet nee na feebar bi jóge fi nit ñi beese nañ seeni loxo bàyyi nañ masque yi. nañ ci delluwaat. nee na nag nañ delluwaat ci masque yi. kon foofu rek lay daanele. nee na foofu lay daanele kàddoom. mbirum machine dafa xaw a doy waar. nee na mbirum machine dafa xaw a doy waar. te timis na. mu ngi bëgg a guddi. mu ngi bëgg a guddi. te yàlla xam na ne. samedi ba tey. nee na samedi ba tey. génnuma sama buntu kër. génnul buntu këram. samedi ba tey génnuma sama buntu néeg ak sama buntu saal ndax jagat mais maire laa xamul nan laa koy def. kon njàmbaar la tey ñun dañoo bëgg ku ñuy secouer ñu xam ne kii mi ngi liggéey ñu def ànd ak moom. bu doon jëmmam kese la dama naan su ñëwul du ma ñëw mais loolu ñoruma li mu def moo ma ñor. bi may dugg si ci dëkk ba léegi mi may woo naan ma téemaa jël oto daw fekk leen ma ne ko maire toogal fi nga toog da nga jegadi bu ñu yàqal suñu yëf kon xelam yëpp a ngi fii du man ndawoon du ma porte parole bi damaa gis li mu jëf fii nee nañ ma 20 ans ba tey autorité administrative mosu fi taxaw fu ñu def réalisation ak fu mu sori maire ni ma ñëwul inaugural mi dinaa ko dem. kon ñi ngi ñaan yàlla kattanal ko wéral ko ñaanal ko wér parce que it bu ñu fàtte ni nit la rek day wér di wéradi yàlla dolli ko tawféex ba li mu bëgg ci commune am yàlla dooleel ko di nuyu les Amazones maa ngi suivre seen activité ay gaynde lañu même boo seetloo ci àll bu gaynde yëpp àndee di dox gaynde gu jigéen toujours mooy jiitu même dans la jungle la lionne est devant kon madame les lions la lionne jërë ngeen jëf wasalaam